ami internet Bilan Actu merci beaucoup ñu ngi leen di nuyu di kontaan ci yéen bu baax a baax di wax rek ne comme ni ngeen koy faral di gisee saa su nekk fii ci plateau bii di ci laa bokk nag chaque jour mu leen di indil ndaanaan boo xamante ne si ñëpp dañ koy namm waaye bu ñëwee rek waxtaan ak yéen ci xel mu dal ak xel mu sell bu leen fàtte rek di abonné li nga xamante ne moom moo di chaîne bii di Bilan Actu di aimer li nga xam ne mooy suñuy vidéo tey commentaire comme ni ngeen koy faral di defee saa su nekk kontaan nañ ci seen fidélité bu baax a baax ngeen ciy ànd ak seen présentatrice bii di OMG la lionne de sa génération tey nag damaa dalal koo xam ne kenn dootu leen ko présenté fii ci Sénégal waaye kenn dootu ko présenté ci diwaanu Sine Saalum muy kan ki nga xamante ne ba jàng jotee dafa jàngi waaye tamit ba liggéey jotee rek dafa liggéey def loo xamante ne si boo ko laajee dina la ko wax waaye boo ko laajee askan wi nga xam ne ñoo ko fal dinañ la ko wax ndax tungu ne du teew benn yoon muy nataal ñii naan ko buur la waaye tamit sëriñ la ndax tur ba ak sant ba ndax Damel Fall la daan sant kan la ñu am tey ci suñu plateau ci laa bokk monsieur le maire de la commune bu Mbirkilaan Fallou Fall ki nga xam ne kenn dootu leen ko présenté tey mu war a waxtaan ak ñun moom mooy kan waaye tamit dina waxtaan ak ñun lan la defal waa Mbirkilaan sans plus tarder damay bàyyi sama invité du jour mu nuyoo bu ko defee ñu mën a jàll ci waxtaan bi monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. naka ngeen def yéen waa rajo bi yëpp maa ngi leen di nuyu. di leen sant di leen gërëm. waa Bilan Actu di rafetlu seen liggéey. di rafetlu aussi dalal bi ngeen ma dalal di ci ànd ak mbégte. macha allah am na solo dégg ngeen nuyoo bu am solo boobu rek suñu. monsieur le maire bu Mbirkilaan daal di nuyoowee ndax bu nuyoo rek ñu wax ko ca yar ga waaye bu jëfee tamit ñu xam ne ki ñu yar moo jëf ku am teggin moo jëf tey nag lépp dina leer ndax saa su nekk fii lay xewee ci plateau ci laa bokk gis ngeen yi passé oustaz ak ki nga xamante ne moom mooy suñu yaay Maymuna Fall defante bu am solo bi ñu fi defante fii rek lay xewee ci Bilan Actu ak Sista OMG monsieur le maire tey bëggoon nañu xam kan mooy Fallou Fall. alors kan mooy Fallou Fall yomb naa xam. boo ko laajtee ci dëkk bi yaakaar naa koo taseel mën na la wax kan mooy Fallou Fall. Sénégal it soxla nañ ko. Sénégal it boo ko laajtee yaakaar naa ñu si bari xam nañ kan mooy Fallou Fall. parce que plateau yu bari toog naa fa wax ko. rajo yu bari toog naa fa wax ko. donc Fallou Fall moom yomb naa présenté. Fallou Fall Mbirkilaan la juddoo. fii la duggee école. teel a bàyyi jàng nag. Mbirkilaan. dugg ci jàng métier ba am métier génn réew mi. à l'âge de 16 ans. génn dem wuti xaalis wuti xam-xam jàngi liggéey di jàng di liggéey donc loolu laa def pendant au moins une dizaine d'années waaw ba li ma doon jàng yàlla dimbale ma ca en comptabilité ma continuer nag di liggéey suma liggéey en tant que commerçant international. macha allah am na solo bu baax a baax ndax dañuy faral di wax naan tukki boo ci amul xaalis diñ ci am xam-xam moom mu wax ñaar yëpp dem uti ji xaalis waaye uti ji tamit li nga xam ne moo di xam-xam te dinañ ci indil ay leeral tey bëggoon nañu xam ci biir loolu ak ci biir jàngam fan la monsieur le maire jaar ba yegg si fii. fu mu jaar ba yegg si fii en politique wala fu mu jaar ba yegg si fii. fu mu jaar ba yegg si fii ci jàngam ba yegg si ci biir politique bi ba fii nii. parce que fi mu jaar ba yegg si fii nii. buñ ko waxee lu yaatu la te amaana di nga ñu ko leeralal. leeral bi dina yomb parce que fi mu jaar ba yegg si fii mooy peut-être fi ma ko mën a tàmbalee rek mooy bi ma génnee Sénégal. jaar naa Côte d'Ivoire jaar naa Libye jaar naa Nigéria dem France. France nag dama doon jàng di liggéey. le matin damay xëy liggéey ba 16h ma wàcc 16h30 dem jàngi ba 21h. ma ñibbi loolu def naa ko juróom-ñaari at. Côte d'Ivoire ñaata temps nga fa. non Côte d'Ivoire moom def naa fa ay 2-3 ans. 3 ans lan nga doon def Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire bi may dem foofu j'avais le métier de tailleur. couturier. waaw bi may génn Sénégal amoon naa notion wu ñaw. ayoon naa ci nag trop aussi. ayoon nga ci trop fii nga ko jàngee Sénégal doo ko dem Côte d'Ivoire wala jàngee ak Kaolack la ko jàngee Kaolack nga ko jàngee waaw est-ce que fàttaliku nga kan moo nekkoon sa patron sama nijaay c'était mon oncle sa nijaay waaw sama nijaay moo ma yore woon ak Kaolack bi ngay dem Côte d'Ivoire da nga ko tàggu wala da nga def comme ni xale góor yi di faral di def non dama ko tàggu ñun dañu am il faut ñu tàggoo bañ bàyyee ñu door a dem à l'âge de 16 ans bi may génn wax naa la ne dama teel a génn donc dama yokk samay at man yokk naa ci samay at ñett pour mun a am passeport à l'époque
pour dem ñett ou ñeent sax d'ailleurs. pour mun a am passeport pour mun a teel a génn Sénégal. pour mën a teel a génn Sénégal. voilà loolu moo tax ma yokk sama at fi nekk nii boo ma gisee ci at yi maa la mag te wër na ma ne maguma la donc voilà. non yaa ma mag am na solo bu baax a baax monsieur le maire. mais bëggoon nañu xam lan moo waral nga arrêté tailleur bi fii ci Sénégal dem Côte d'Ivoire continuer ko foofu wax nga tamit ci sa biir wax ne da nga yokk say at pour mën a teel a am passeport pour tukki. waa xam nga comme tous les jeunes rek boo nekkee fii da ngay juddu ci famille bu nga xam ne xañ na yàlla manewu leen gan lool. amuñu doole bi nga xam te yow peut-être sa xel teel naa ubbeeku ci war a mun a jàppale leen bu baax. te boo xoolee sa situation xam nga ne boo toogee fii doo leen mun a jàppale. loolu bokk na ci li ma poussé woon ma teel a génn. donc pour mën a jàppale sumay waajur. da nga teel a nekk soutien de famille daal. non teelu moo nekk soutien de famille mais man maa defoon sama bopp soutien de famille. parce que am naa ñaari mag. am nga ay mag am naa ñaari mag yoo xam ne ñoo ma jiitu ci àddina ñoo ma njëkk ci liggéey. kon man du ma woon le soutien. waaye nag man ni ma gisee woon peut-être man noonu laa gisee. pour man daal li ma war mooy sama waa kër dañu war a dund aisément. man loolu laa teel a gëm loolu laa teel a bëgg. da nga teel a am ambition daal. ambition u yërëm samay waajur bëggoon ñu nekk ci dund. comme maa ngi juddu maa ngi xaw a mag te ñoom ñi ngi mag si. bëgg naa leen a teral ba ñu xam sama njëriñ avant may dem. avant ñoom ñuy dem. yéen a ngi ci seen plateau bii di ci laa bokk nee naa leen fii ndaanaan bu nekk rek dina fi teew waxtaan ak ñun ci viom ba fi mu yegsi nii monsieur le maire bi nga jógee ko fi nga xamante ne moom mooy Côte d'Ivoire lan moo la jëlee Côte d'Ivoire ba pare. jógee Côte d'Ivoire xanaa dégg ne Libye neex na am na xaalis. Libye waaw mais jamono boobu Libye métti woon na wala. non jamono boobu méttiwul boobu neex na am na xaalis. am na xaalis voilà def naa Libye ñetti at. 3 ans di fa liggéey donc ça marche très bien. Libye tamit tailleur bi nga fa doon liggéey. waaw Libye tailleur la fa nekkoon dama doon liggéey ak benn société bu nga xam ne ñun dañoo def ay retouches tenue militaire yi. man loolu laa nekkoon mu doon liggéey pour ñuy def xam nga ñoom dañuy commander des tenues des milliers de tenues. foofu ci Libye. ci Libye. bu tenues yi ñëwee nag ñun ñoo doon chargé wu. di ko wàññi di ko retailler. ba muy yem ci militaires yi. man lii loolu laa fa doon def. kon dafa mel ni métier tailleur mi bëggoon nga ko lool. ndax bëggoon naa ko parce que métier bu neexoon la temps yooyu. neexoon na ma trop. te it dafa amoon xaalis. dafa amoon xaalis te. mais jamono boobu noonu comme léegi transfert d'argent yi ni mu yombee boobu yombul woon te da nga ne da nga bëggoon liggéey di dimbali say waajur. boobu naka nga daan def boo amee xaalis transfert bi. boobu at yomb na su ma amee xaalis dama koy verser à la banque. di def fii des virements mu ñëw sama compte ici au Sénégal. ma am un correspondant boo xam ne mooy dem di retirer di jox samay waajur. donc l'argent passé maa ngi ko doon yónnee ni mu ma neexee. yaa ngi ko doon yónnee ni mu ma neexee waaye. macha allah am na solo bu baax. ni waaye di bëgg rek daf koy nurulu. bi nga demee France nee nga da nga doon jàng. da nga doon xëy jàngi boo wàccee. dama doon xëy liggéeyi. liggéeyi boo wàccee su ma liggéeyee ba wàcc. dem jàngi 16h30 ma dem jàngi def samay cours du soir. France tamit même métier bi nga fa doon def. waaw ba may doon dem moom laa fa doon def même tailleur bi nga doon def moom laa fa doon def moom laa fa def ba jusqu'en 88. laa door a bàyyi tailleur. dugg ci commerce international. international donc di commander ay marchandises. Hong Kong wala Thaïlande wala Amérique wala Corée Séoul. di commander di dem di jënd di indi. loolu moo nekkoon sama métier nag. ba bi may dugg ci politique bi. fii dinañ ñëw foofu noonu di la dugal ci politique loolu moo nekkoon sa métier kon dafa mel ni bi nga nekkee France taxut métti wutoon ci yow comme ni léeg-léeg ni immigré yi di demee muy métti ci ñoom da nga fa fekkoon say mbokk wala da ngaa dem rek. waaw fekk naa fay ñu ma xam fekk naa fay sénégalais yu ma xam. et puis xam nga li baax ci génn rek mooy na nga am métier. boo amee métier am xaalis. daanaka mun nga bañ a sonn fenn. te bi ngay dem am nga xaalis. bon bu may jóge Libye moom am naa xaalis. am nga xaalis waaw boobu moom wax dëgg yàlla am naa xaalis. ndax bi ma daataan dem France boobu ci la clôturé suma kër papa. ci la tabaxee bâtiment bi nekk suma kër baay. le premier bâtiment. donc tey wax dëgg yàlla suma compte dara nga ci woon. dara nga ci woon lu am solo macha allah am na solo bu baax a baax. léegi bëggoon nañu xam lan moo dugal monsieur le maire ci politique. monsieur le maire li ko dugal ci politique d'abord mun naa ne feeling bu njëkk bi maa ngi ko amee Libye nga ko amee. parce que suma rakku suñu patron. moo nekkoon li ñuy wax Aminul Muhtamar bu Saba maanaam responsable politique. bu Muammar Kadhafi bi nekkoon région wu Saba. kooku Abdourahmane Ouaïda. moo doon rakku Abdallah
Wayda man nag Abdourahmane boobu moo nekkoon responsable politique bi. et comme ci moom laa amee ay possibilités. même sénégalais bu am problème Niger wala dara. à partir de là-bas mun naa dem Diawazat parce que boole woon na ma commissaire police yi. ba ma xamante ni responsable aéroport yeeg avion yi. telle sorte que rien qu'un coup de fil wala boog un coup de mandat mun naa ci lijjanti problème ku nekk ñaame am problème embarquement war a ñëw ak yooyu. donc ma xam ne nag loolu li ma ko may. mooy jaxasoo ak responsable politique yi. et comme responsable politique boobu amoon na pion yëpp ay pion lañ. je me dis que nag lii li ko jar la. donc ce qui a fait que bu ma ñëwee France aussi loolu intéressé na ma trop. intéressé na ma trop li tax nag ma gën ci engagé wu nag. mooy bi may ñëw France c'était en 80. en octobre 1980 laa dugg Paris bi ñu ñëwee Paris en 80. janvier février 81 ñu am problème parce que à l'époque maa ngi doon def demi ni ñu ko waxeeti mi-temps la doon daa doon jàng. mi-temps donc mi-temps bi ma doon jàng. nombre d'heures yi may def par mois ça ne suffisait pas pour que ñu accorder ma carte séjour. donc bi ma demandé ñu rejeté ko. bi ñu ko rejeté ñu toog ci quelque temps après François Mitterrand gagné élection yi. bi mu gagné élection yi. mu ne léegi képp ku fi nekk te am métier. mën a justifier domicile boo xam ne yaa ko moom. dañ la régulariser nga am sa kayit normal. donc bi mu defee acte boobu nag ñun ñi nga xam ne dañu rejeté woon nañu yëpp. surtout sama classe gi. ñu accordé ñu suñu visa. accordé ñu suñu autorisation de travail defal ñu suñu carte séjour. pour man je me suis dit que nag kii il faut que ma jàppale ko. loolu ma dugal ci ma milité ci parti socialiste bu France. waaw macha allah am na solo bu baax kon daal mën nañ ne tukki bi nga tukki. amoon na solo ci commencement bi ndax jaxasoo bi profité nga ci ba jaxasoo waaye utaale ci tamit li nga xam ne moom mooy expérience. tey Fallou bi nga demee ba réaliser say rêve fële ca France nga daal di ñibbisiwaat sa dëkk fi nga xamante ne fi nga fekk baax. buñ la dàkkee ca France foofu fii nga jëm si mu di Mbirkilaan bi ngay ñëw Mbirkilaan lan moo la andiwaat. li ma indiwaat Moustapha Niasse ci la bokk. Moustapha Niasse ci la bokk. parce que 99. bi muy def déclaration bi le 16 juin bi mu jàllee mu créé AFP. après je crois que mois de juillet bi ci topp. dafa ñëw Paris. et comme bokkoon naa ci sénégalais yi nga xam ne war na leen a gis. ñu woo suñu benn xarit expert comptable Abou Sall. ñu ne nañ dem représenter les Mourides. foofu laay xamante ak Moustapha Niasse ñu waxtaan ci biir waxtaan bi ma posé ko quelques questions mu tontu ma ci questions yi. convaincre ma. ci biir ni ma moom ma convaincre pour ma jàppale ko. ma ne ko y a pas de problème. donc ma jàppale ko militer ci AFP. nekk derrière à Grand Diop. un de ses amis. ma nekk foofu nekk le vice-président de l'AFP à Paris. ñu nekk ci loolu ba am un temps je crois que c'était quelques années plus tard. bi Matassi jëwee AFP. Matassi Diallo bi mu ñëwee AFP nekk dans la région de Kaffrine. xaw a wéet Moustapha m'a demandé comme man damaa Mbirkilaan laa dëkk. te xañ naa ne foofu soxla nañ ma pourquoi du ma militer Mbirkilaan pour jàppale Mata. comme ça mu am assise bu dëgër dans la région. ma ne ko y a pas de problème. ma ñëw militer Mbirkilaan di dem di dëkk di militer bon comme on dit ñu dem di dem ba mujj gi samay mbokk samay xarit. demandé ma à ce que ma nekk seen responsable politique. parce que nekk AFP rek mais nekk fële di jaabante bàyyi leen fi parce que ñoom dama leen fi bàyyi woon jàppale leen jëndal leen oto. ñuy liggéey ma leen di jëndal carburant tous les mois ñoom ñu def sama politique mais man maa nga basé Paris. mais mujj gi nag ma xam ne pour toog dëgg-dëgg politique du lu ñuy yóbbante. donc loolu moom du lu ñuy yóbbante. donc loolu moo ma poussé ma ñibbi si nag. toog fii di politique sama politique di dem France bu ma axtu ma ko soxlaa. macha allah am na solo bu baax a baax balaa ñuy ñëw ci deuxième partie bi dañuy jàllale suñu sponsor comme niñ koy faral di defee rek ci Balanactu ndax nekk na loo xamante ne ñëpp a leen soxla dañoo teg tànk nag ci jamono jii nii dañuy njëkkee rek ci suñu premier sponsor ki nga xamante ne moom moo di Padji bi comme ni ma koy faral di waxee saa su nekk xale bi nga xamante ne day jël avion dem ba Dubaï. fekk fa lu baax pour xale yu jigéen yi waaye tamit pour xale yu góor yi jamono jii nag mu ngi en promo daw leen gaaw ngeen fekk ji ko
lépp lu ngeen bëgg rek moom am na ko moo xam ay dàll la wala ay yére lépp lu ngeen ci bëgg rek paaji bi am na ko mu ngi fii ci Mbirkilaan jàkkaarloo ko luuma bi en face gis ngeen ko dàll yaa ngi ni sama caméraman xam naa ne da nga ñuy jëlal dàll yi xam nga ne lii ku ko xool xam ne original la macha allah mu ngi nii taay bu ngeen bëgg rek am na fii lay xewee ci Mbirkilaan paaji bi xale bi nga xamante ne si tax na benn jigéen meratul gis ngeen ko sañ-sa yi tamit mu ngi nii tey ci jamonoy seddaay la ñu nekk du ngeen namm dara coton original blouson la ci njëg yu xéewalee nu ngeen ko bëggee rek noonu la leen koy defaralee bu ngeen jëndee benn mu may leen benn boole kook ree ju neex waxtaan wu neex ay ca damay ñëw jox leen numéro téléphone am ndax xam naa ne bari na ñoo xamante ne dañ naan lii OMG bëgg naa ci mais fa ma nekkee dafa sori te da leen koy livrer gratuite paaji bi numéro téléphone am mu ngi nekk 77 689 13 00 ma bamtuwaat ko 77 689 13 00 loolooy numéro ki nga xamante ne moom mooy paaji bi suñu premier sponsor dinañ ñëwaat léegi ci deuxième sponsor bi damay àndaat ak suñu monsieur le maire de la commune bu Mbirkilaan dañuy ñëw ci deuxième partie bi bi nga ñëwee Mbirkilaan wax nga fi nga jaar yépp ba dugg ci politique léegi bi nga njëkkee sóobu ci élection mairie yi élection locale yi lan la def. alors bu ma njëkkee sóobu ci mairie bi avant mairie bi. communauté rurale moo amoon. communauté rurale président communauté rurale moo amoon. man nekkuma woon candidat. nekkoo woon candidat mais amoon naa candidat. c'est que amoon nañ ku ñu bëggoon mu nekk président communauté rurale. kan moo nekkoon candidat. boobu man ki ma bëggoon mu nekk suma candidat moo doon suma goro suma mag suma grand Cheikh Diop. monsieur Diop. affaire mbokk daal affaire de non du affaire mbokk affaire dama ko wóolu woon. woon dëkk bi yëpp wóolu ko. loolu taxoon ñu bëggoon mu nekk ko. loolu moom ci loolu laa doon dox ba yàlla def taxu koo demee noonu parce que finalement dafa mujj ànd ak l'autre camp. l'autre camp aussi. ñoo mujjoon gagné ñoom mais man ni ma bëggoon moom mu nekk président communauté rurale c'était pas le cas de l'autre camp ñële tamit dañ ko diggoon ne ko kaay ñu jiital def la président mais bon xam nga politique parfois day am ay coups bas dem ba ci biir ñu trahir ko donc loolu moom metti woon na ma trop moom nag moo tax nag ma summeeku nag ne maintenant je vais m'engager moi-même contre nag ki fi nekkoon looloo ma dugal nag sóobu dëgg nag. ci mbir mi ci mairie bi. loolu c'était en 2007. ma sóobu nag engagé wu 2009 yàlla def ma gagné. nga gagné waaw. macha allah 2009 yàlla def nga gagné mu nekk loo xamante ne lu jig waa Mbirkilaan la du samay kàddu ay kàddu waa Mbirkilaan la waaye tamit lu la jig la ndax bamtu nga ko fii nii bëggoon nañu xam bi nga gagné boobaak léegi nga toog waa Mbirkilaan daan ne du doon kenn fàllu lay doon. ba keroog moom muy doyal daal di wàcc dem yoonam jox ko ka ko neex tey fàllu du buur la sëriñ la mais mbirum politique amul buur ak sëriñ donc yow yaay engagé wu rek nekk ko tey fàllu lan la defal waa Mbirkilaan ba ñëpp ne fàllu rek la donte ne yaa ngi nekk ak say nawle ci biir commune bi di defante ak ñoom. loolu moom. doo ma ko laaj ndax lan la Fallou defal Mbirkilaan moom. ankay yow yaa ngi juddoo ci dëkk bi di gis dëkk bi xool li fi nekk. yaa ma gën a xam li Fallou defal Mbirkilaan man maa ngi juddoo ci dëkk bi mais xam nga nekkuma fi woon. li nga gis ñëwee rek ak léegi. yàggul am na lu ma gis am na lu ma gisul dinaa la laaj ndax ñi ñuy seetaan. bëgg nañoo xam ñiy dégg turu Fallou te gisuñu Mbirkilaan bëgg nañoo xam. alors àdduna lay seetaan li ma ci mën a wax daal mooy Fallou ku bëgg Mbirkilaan la. ku bëgg waa Mbirkilaan la. ku jéem a jàppale Mbirkilaan la ku jéem a liggéeyal Mbirkilaan la. lu waa Mbirkilaan am danaa ko bàyyi ñoom te man lu ma am danaa ko bokk ak ñoom. mais monsieur le maire kàddu googu bëgg nga ko torop. waaw parce que moom lay doxale lu waa Mbirkilaan am. ma jàppale leen joxal bàyyeel leen ko. waaw te man lu ma am. séddale ko ban bokk ko ñoom ñu bokk ko. man noonu laay jàppe suma àddina parce que yàlla dimbali na ma ci yu bari yoo xam ne soxlaatuma ko. donc li ñuy am a kës néew. danaa fexe nu ma ko sakkanale ba ñoom mu tasaaroo ci ñoom. mais danga ne yàlla dogal na lu bari soxlaatoo ko. waaw te ci élection yi ren gis nañ ne da nga doon jonganteeg say mon nawlay politique pourquoi pas comme soxlaatoo woon lu bari nga bàyyi woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale teg tànk nga ba cee leen dëkk bi. yow dafa mel ne dégguloo wolof. si yu bari soxlaatuma ko dégg naa wolof je te parlais pas de la politique. waxuma woon ne bëggatuma nekk maire. bëggatoo nekk maire soxlaatuma maire waxuma ko de. yu bari laa la wax yu nit ñi di xëccoo ci àddina bi.
ay am naa léegi tam am naa kër ak am naa fii oto. mais détail yooyu la ne soxlaatuma ko mais xëccoo mairie bi da ngeen ko doon xëccoo. déedéet du question xëccoo. mairie bi kenn ku nekk ku ne am nga droit yow bu la neexoon nga samp seen dënd ne bëgg nga. man mii waaw bu ñu leen nit ñi bëggee. wala xam nga man moomoo mairie bi. man damay candidat rek comme tout le monde. man bu ma concurrence ak yow dama lay gagné de. waaw ba tey bu boobaa ma bàyyi jàppale la nag bu baax. xam ne jàppale man na dëkk bi avancé rek. jàppale la laay def bu baax a baax. kon sama gars yi bu ngeen paree ñu samp suñu dëkk. fukki carte doo ko am. loolu nga foog rek sa waa kër sax duñu la wote. man fi mu toll nii yow bu ma engagé ak yow monsieur le maire dama lay gagné de. kon bàcce. yow est-ce que xam nga ren li tax nga gagné laajoo ma. 2027 je t'attends. Tu m'attends nañ dem. ok yow da nga tax sax ba c'est sûr que damay nekkaat candidat. da ngay nekkaat bu soobee yàlla bu ñu fi yàlla bàyyee voilà ci foofu bëgg naa ñu ñëw fii. parce que da nga ne lu bëri soxlaatoo ko te Fallou bi mu toogee ak léegi chaque jour waa Mbirkilaan dañuy wax ne bu nekkul Fallou du doon keneen ñun moom lañ wóolu moom lañ fiy teg te boo waxee ñu indi li fi Fallou def boo waxee ñu ne làmp yi Fallou moom moo ko fi indi stade bi lépp lu Mbirkilaan soxla Fallou moo ko indi te tey da nga ne woon bi nga gañee da nga ne woon. da ngay toog ba ñoom bu ñu la soxlaatul nga xam ne foofu la mbir mi yem est-ce que Fallou pare na pour sampaat ndëndam 2027 incha allah. xam nga am politique. kenn du ne. bàyyi naa politique da ngay dem ba xam ne nit ñi soxlaatuñ la. soo yëgee ne nit ñi bëggatuñ la. jarul ngay présenté wu parce que doo am dara waaye boo xam ne nit ñi boo bëggoon a bàyyi sax ñu téye la doo waxi bàyyi. pour l'instant man loolu dama koy bàyyi ak yàlla. dama koy bàyyi ak yàlla moom c'est lui le maître des mondes et des décisions. moom bu ne ma Fallou jeex na. danaa ko yëg yéen ñi da ngeen ko yëg. da ngeen sentir ne kii bu demee doom dara. parce que danaa leen soofaay boo xam ne yàlla mooy def loolu ci nit. mooy def loolu ci ndox mi ñëpp naan ko. bu jotee yow mi fu ma la xoolee sax nga jéppi ma. bu ma demee nag ba àgg foofu. ma téye sama bopp. xam ne du ma dem parce que su ma demee du ma am dara. mais tant que nag nit ñaa ngi lay bëgg nii. foo tourné ñu lay woo di lay boole ci seen biir. lu ñu fi teg danaa présenté wu. parce que xam naa ne nit ñi bëgg nañ. te bëgguñ ma dem. loolu nag moom lañ am. la preuve. sama première élection. maa ngi gagné woon. waaw ci foofu noonu faaw ñu ñëw si parce que première élection bi ni mu mel deuxième élection bi kiiwu ko melu ko léegi bëggoon nañu xam monsieur le maire engagement bi nga xamante ne jël nga ko. ndax gis nañ ne élection yi ci at bii nii Fallou dafa muumaat ndaw ñi. li mu am ci ay mbooloo ci at mii nii lépp ay ndaw la donte ne mag ñi dañ koo yàgg bëgg yàgg koo topp mais ren li mu wàccee ci ay mbooloo gis nañ ne ñu bëri loolu daf leen a jaaxal te tey ndaw ñi ñoom ñoo la falaat te am nga loo leen digoon am nga loo digoon waa Mbirkilaan yan engagement la Fallou pare. Fallou daal lépp lu mu engagé woon ne dina ko def. dina ko def bu soobee yàlla. wala boog dana ci def lu la mu man ba ñëpp xam ne la mu waxoon mu ngi ci. loolu moom c'est clair li ma engagé woon nit ñi xam nañ ko. wax naa ko mi ngi ci plateau yi mi ngi ci rajo yi mi ngi ci enregistrement yi. dinañ ko commencé di déployer ñu ngi ci. lépp dinañ ko def bu soobee yàlla. balaa mandat bee jeex doon nañ ñaan naan monsieur le maire nañu jàppale ci marché bi. marché bi nañ ñu ci jàppale. ñu ngi ci tey jii ci marché bi. ce matin tey ci marché bi laa xëy. ak terrain yi tamit. ci marché bi laa xëy ci terrain yi lañ nekk démb. donc li ñu waxoon yëpp ñu ngi koy dérouler ni ñu ko waxee woon. avant mandat bi jeex lépp lu ñu promettre nit ñi dinañ fas yéene def ko ba def lu ñu waxutoon. waaw parce que dañoo waxoon rek juste li nga xam ne c'est sûr que mën nañu ko def. la ca des nag lu ñu ci yokkaat nag. ñambaas lay doon. te danañ ko def incha allah waaw incha allah sans plus tarder fii lay xewee rek ci plateau bi nga xamante ne moom moo di ci laa bokk dañuy ñëw nag ci député yi foofu moom. xam naa ne di ñu ci décortiquer lu am solo. waaw ci député yi bëggoon nañu xam ndax monsieur le maire engagé wu na pare na wala. waa xam nga monsieur le maire dafa bokk ci coalition. coalition Benno Bokk Yaakaar wala coalition mouvance présidentielle. mouvance bi ñooy tànn ca kaw d'après li ñu leen présenté ci suuf. bu ñu leen présenté ne ñun candidat bii lañ am wala candidat yii lañ am décision bu mag bi nag ñoom ñoo koy jël ci kaw. man nag je suis candidat à la candidature. waaw candidat la bu fekkee retenir nañ sama candidature man nekk député. bëgg naa ko parce que d'abord nekkoon naa député. bëgg naa ko parce que nekkoon naa député. kañ ban année. mooy mandat bi jeex nii bi jeex moom bokkuma ci. mais avant boobu 12e législature. maa ngi ci woon. de 2012 à 2014. boobu la sama mandat jeex. nekkaatuma ko.
donc 2014 ba 2022 bi nekkuma ko 2022 bëgg naa ko nekkaat pour la simple raison que la ma ci xamoon ak fa ma ci yemoon su ma ñëwee man du ma tàmbali du ma jàng damay continuer rek. da ngay continuer parce que xam naa la ma doon def. la ma doon def la nga xam ne taxawul noonu danaa ko teg fële. sample remplacer ko ak leneen lu gën a baax. ci député yi donc man je sais que je suis candidat. bu nga xam ne peut-être du ma ne le candidat idéal. mais candidat yi bokk ci ñi gën a war a nekk candidat la bokk. dans le département de Birkelane en tout cas war naa doon candidat. war ngaa doon candidat yaakaar naa ko te it nit ñi bëgg nañ ko. bëgg nañ ko parce que commune yu bari boo demee fi mu nekk nii. waaw parce que ñëpp a ngi koy waxtaanee naan Fallou bëggoon nañu xam boo gisee sax li tax question bi gën a ñëw gars yi dañ ko soxla bëgg nañ cee am lu leen leer naññi. Fallou ndax pare na ci député yi wala. man dafa bari sax ñoo xam ne ñoo ma ci poussé. ñoo gën a bëgg ma nekk candidat. yeneen communes yi ñu bari ñoom ñoo demandé à ce que naan nekk candidat. parce que peut-être am na ñoo xam ne ni ñu gisee xañ na gisuñu beneen candidat bu nga xam ne bon ñoo xam li nekk ci bopp nit ñi man xaw ma ko en tout cas daal li may jot ci ay messages li ma jot ci ay nit ñu may woo naan ma mbaa di nga doon candidat mbaa di nga doon candidat bari nañ te ñooñu duñ commune Birkelane. monsieur le ministre ñëwoon na ci élection yi seet si la ngeen waxtaan lu am solo. amaana tamit dina ñëwaat ci kii yi. non monsieur le ministre suma xarit la suma rakk la. kooku ba ñuy xamante seq teranga ak moom. booba nekkul ministre. booba même man mi nekkuma maire. mais loolu noonu jaaxal na gars yi xam naa fa nga jàkkaarloo caméra bi mën koo leeral ndax ñu ngi naan Fallou monsieur le ministre daf ko favoriser de trop daf koy jàppale bàyyi ñii nii te amaana moom dong nekkul doomu Birkelane. waaw dama lay laaj yow bu ñu la waxee daf ma jàppale lan la ma jàppale. waaw kàddu yi askan wi la tamit. man demuma ci moom sollicité ko pour sama benn besoin personnel. sama soxla bopp. musuma toog ak le ministre ne ko lii laa bëgg jàppale ma ci. ci sa soxla bopp. musul am. lépp lu ñu waxtaanee maa ngi moom. Birkelane la ak njariñu Birkelane. intérêt Birkelane. ba ñuy xamante ba muy ñëw di ma njëkk seet si. football la ñu boole. mu ñëw fii sama final. fekke si ko. ñu jógee fa final yi ma am yu ci bari moom laa ko parrainé. mu ñëw ànd ak i nitam ñëw fekke si. damay dem bureau am. dinaay dem ci moom day ñëw suma kër dinañuy waxtaan. donc wax dëgg yàlla suma xarit la wax naa la ko. suma rakk la séq nañ lu ne mais politique. dafa toll loo xam ne nag. du caagee dafa am loo xam ne askan wee ko moom. xam nga bu fekkonte ne Ablaye Sow mooy tànn mu yaakaar naa ne man lay tànn. mais nag. politique demewul noonu. sa xarit la. Ablaye Sow moomul nit ñi pour tànn ne jàpp leen Fallou. du ko def parce que déjà fonction du loolu. waaye nag sama nit la suma xarit la. waaw sa xarit la avant lii di xew. avant lii di xew. waaw mais nag du ma sukkandiku ci loolu. su ma askan wi bëgguma mu jàppale ma. man su may jàppale dama bëggul na nekk ba askan wi jàppale ma ba pare mu door ma jàppale ci loolu mais nag su fekkee askan wi bëgguñ ma nekk candidat bëgguñ ma nekk député. bëgguma mu jàppale ma. waaw parce que dama bëgg député boo xam ne day am utilité. amal nit ñi njëriñ. muy député bu askan wi tànn. su loolu daal bu amee bëgg naa mu jàppale ma bëgg naa président jàppale ma bëgg naa ñëpp jàppale ma. ma nekk candidat ma nekk député yaa ngi koy woo di ko tàllal loxo daal mu jàpp ci. non président man moom lay liggéeyal de toute façon moom lay liggéeyal. su ma nekkee maire moom lay liggéeyal su ma nekkee député moom lay liggéeyal. léegi nag ñun buñ présenté bu fekkente ne benn candidat lañ am muy Fallou Fall. day yomb boobaa moom amatul tànn amatul leneen. mais nag si toutefois que am na ñetti candidat ñeenti juróom wala fukk wala ñaar fukki candidat booba dañuy def benn liste. ñu xool les candidats à la candidature. loolu nag moom arbitrage bi président ko moom. mooy tànn nag kii yaakaar na ne bu yoree. dina baax. mu ne nañ jël kii. léegi boobaa nag man ku mu mën a jël. pare naa pour jàppale ko. macha allah waaw bu tànnee ku mu tànn. tey bu ne woon yow mi la tànn. ma ñëw jàppale la nga nekk suñu député. danaa la jàppale dinaa la politiquel pour que nga gagné. parce que bu boobaa jàppale moo la yow mais président lay jàppale. macha allah dañuy ñëw ci kër yi wax ci kër yi. kër yi yan ci. kër yi. yan kër pose la question clairement. monsieur le maire. posé naa question bi clairement. dañuy ñëw ci kër yi nga xamante ne si. gars yi soxla nañ ko ak problème coow li muy jur ndax ci élection yi am na ku la ko waxoon doon la ko ñaan ne la bëgg nañ boo toogaatee am na kër yoo xamante ne si dafay bëri borom kër yu ko sekk te day metti léegi bëggoon nañu nga fexe wax ci terrain yi. lotissé ko gars yi doomu Birkelane yi mën cee jot. alors terrain yi. lotissé nañ ko. numéroté nañ ko.
pratiquement attribution yi pare na. dama bëggoon ñu mettre ko en suspens. parce que élection yi dafa juboon. su ma ko séddale woon ñu ne damay campagne damay politique. moo tax ma jël ko teg ko fële. nañ ko bàyyi fii. mairie bii boo gisee ñu arrêté woon liggéey bi yëpp. dama ne nañ ko jël teg ko fële. mairie bi da ñëpp a ngi koy bu yëpp jàllee nag. su fekkee yàlla def na maa fi toogaat. may yëg àggale mairie bi. te joxe kër yi. seeni borom dëkk ci. léegi yàlla def na gàññewaat naa. àggale nañ mairie bi. ñu ngi ci kër yi. bu soobee yàlla juste après mois de Korité bii. doomu Mbirkilaan yëpp a ngi lay seetaan. ñëpp boo après Korité bii dinañ joxe parcelles yi. incha allah kenn ku nekk dañ ko affiché kenn ku nekk xam li nga am. ku ñëw da nga gis sa tur yaay numéro nangam. loolu moom pare nañ ci. macha allah am na solo bu baax a baax ñu ngi rek ci plateau bi nga xamante ne moo di ci laa bokk ñu àndoon ak tey ki nga xamante ne moom moo di monsieur le maire de la commune bu Mbirkilaan nekk koo xamante ne si waa Mbirkilaan yëpp kontaan nañ ci li muy liggéey waaye tamit fierté la ci ki nga xamante ne moom moo di monsieur le maire Fallou Fall ñu ngi koy bëggee bu baax a baax waaye tamit nag damay ñëw ci suñu deuxième sponsor ki nga xamante ne moom moo di Jaxate et frère Jaxate et frère tamit mu ngi fii ci Mbirkilaan jàkkaarloo ak li nga xamante ne moom moo di pharmacie bi heure bu ngeen ko soxlaa rek bu ngeen ko wooyee làmb daj la gersu gis yurndu xool moom mooy borom téléphone yu baax yi nga xamante ne moo ne fii ci Mbirkilaan ku mu jaayul téléphone rek doo wuyu normal téléphone yaa ngi nii ma leen di présenté gis ngeen ko Galaxy 12 baa ngi nii chaque jour mu indi bu bees tàq kooku mooy Jaxate et frère xam naa sax monsieur le maire après dina ko seeti moom monsieur le maire Spark baa ngi nii. xanaa da ngeen ci may monsieur le maire benn buy dem. monsieur le maire da nga koy seeti ji moom fi mu toll nii jamono ji mu ngi en promo boo ko seeti jee rek dalay jaay benn may la benn. macha allah am na solo bu baax a baax suñu mbokku internet Bilan Actu yi comme ni ñu leen ko waxee woon sànq ñu ngi jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire de la commune. monsieur le maire dañuy ñëw ci mairie bu bees bi ñëpp a ngi wax taaru mairie bu bees bi taar bi bëggoon nañoo xam kañ lañ koy inauguré. fi mu nekk nii mi ngi dépendre ci le ministre des collectivités territoriales. ci moom la dépendre. bind naa ko courrier yaakaar naa war na si jot lundi ou mardi. demandé ko à ce que mu ñëw mu wax ma ban bis lay am temps pour ñëw inauguré ko. dans le cas où du mën a ñëw. munte yónni kenn ku mën a ñëw. ñu xool naka lañ ko mën a inauguré avec le préfet. avec le gouverneur. ou avec ni ñu ko mën a inauguré ici mais moom moo yore primeur bi. moom la ñuy njëkk sollicité su fekkee temps calendrier permettre na ko mu mën a ñëw moo koy inauguré si toutefois que mënul ñëw bu ko neexee mun na yebal le gouverneur mun na yebal un de ses directeurs de cabinet wala moo xam wala ku ko neex mu ñëw inauguré ko en tout cas bëgg naa daal buñ ko aussitôt après la Korité su ma sañoon daal entre le 3 et le 10 dinañ ko inauguré loolu laa bëgg ñu ngi ci koor gi entre le 3 et le 10 mai bëgg naa ñu inauguré ko weeru koor gi joxe nga say suukaru koor waa Mbirkilaan yëpp gis ci seen bopp kontaan Bilan Actu sax seet si woon na la bi ngay joxe suukaru koor gi ñëpp gis ci seen bopp ci weeru koor bi. waaw loolu moom dañ ko yàgg a def. dañ ko généraliser nag depuis Covid bi. daan nañ ko def mais dañ daan xool rek leen ñi nga xam ne ay infirme lañ ñi nga xam ne dañu sonn dañu am ay laago ñooñu leen doon jàppale. loolu moom c'est depuis 2010 ba nag ni ñu ngi koy def. mais depuis Covid bi ak léegi nag dañu xam ne nit ñi sonn nañ te daanaka dëkk bi ñëpp ay nécessité lañ. macha allah ñëpp ay nécessité lañ ñëpp am bëgg-bëgg. ñëpp néew doole. kenn ku fi nekk à l'aise daanaka amu fi. kon ñu ne nag nañ ko généraliser rek. dajal askan wi yëpp. toppatoo ba xam ñaata buntu kër moo nekk ci commune Mbirkilaan. ñu calculer ko mu nekk 1200. 1203 ou 1207. ñu jënd nombre de sacs de riz toll noonu. waaw. ci dëkk bi yëpp. toll jox ko dëkk bi yëpp. monsieur le maire bëgg nga lekk de est-ce que monsieur le maire yow yaa ngi woor. waaw man maa ngi woor. waaw yaa ngi woor. maa ngi woor monsieur le bu maire baax faale ni ak jawee ni li ma leen xamal. ci koor gi. man moom maa ngi woor bu baax. yaa ngi woor ba koor gi ñëwee ba tey yaa ngi woor. kooku moom depuis boobu juddoo ko loolu moom depuis boobu juddoo ko. mais monsieur le maire loolu yëpp jarul tudd sama judd. dama xam ne rek dama xam ne ba ma daalee woor léegi ëpp na 40 ans rek. ëpp na 40 ans te wóor na ma ne amoo 40 ans.
waaw. boo gisee lu tax ma laaj la loolu. dama gis ne bi ñu ñëwee seet si la ngay joxe sa suukaru koor li fi wàcc ci ceeb dafa bëri ak tàndarma ak suukar. ma xam ne kii ku bëgg lekk la. est-ce que mu ngi woon da nga juum waxti. da nga war ni kii ku bëgg askanam nga. ku bëgg askanam la loolu nga war si loolu moom kenn waxatu ko. loolu moom fi mu ne koy tegee nee côté. boo demoon sama kër doo fekk benn saaku ceeb. benn saaku ceeb. dañ lay indil. non amu fa. voilà ci côté boobu faaw ñu ñëw fa da nga ne bu ñu demoon sa kër duñ fa fekk. benn saaku ceeb bu ci liñ jëndoon pour askan wi. xanaa kon nekku monsieur le maire ñan la nekkal ci biir këram nekkut ak famille wala. non kër Ndiaga Fall suma grand frère. am na saaku ceeb comme kër yëpp. waaye man sama këru bopp laa wax. saaku ceeb dugg fa. amu fa. sa këru bopp saaku ceeb dugg fa. man jëluma benn saaku pour man jëluma suukar pour man jëluma tàndarma pour man. damay jox nit ñëpp ba ñëpp daj. waaw heureusement. ñëpp dañ la. jotoon na manqué amoon na une vingtaine de maisons yoo xam ne. dañ leen a xawoon omettre. ñooñu jëndalaat naa leen. jëndalaat nga leen ba jox nga leen. donc ñëpp mat nañ. macha allah am na solo bu baax comme ni ñu koy faral di defee rek chaque semaine fii ci Bilan Actu plateau bi nga xamante ne moom moo di ci laa bokk tey ñu invité woon monsieur le maire de la commune bu Mbirkilaan monsieur le maire lan ngay tàggatoo ak waa Mbirkilaan lan nga leen di dig daje. Mbirkilaan day li ma leen tàggoo rek mooy yal nañu yàlla yóbbu ci korite ga ak jàmm. yóbbuwaat ñi ci yeneen koor ak i korite encore ba muy yeneen 65 koor ak korite suñu kanam. encore man moom laa bëgg suñu kanam encore. yéen nag bu leen neexee yéen 100 wala 200. mais man su ma amee yeneen 65 korite rek baax na. waaw. loolu daal laay yéene Mbirkilaan yéene ko waa Mbirkilaan. et puis yéene ñëpp jàmm. te ñaan rek élection yi ñëw. yàlla def ci jàmm. yàlla def déggoo ci suñu département. mais monsieur le maire nga jéggal ma doguma la. Bilan Actu ñëw mujjee ñëw waaye mel ni rek lu njëkk a juddu ndax fi mu ne ñëpp a ngi koy joobee ci àdduna bi ñëpp kontaan ci tey bëri na doomu Mbirkilaan yoo xam ne ñu ngi bitim réew amatul dara lu leen umpu ndax Bilan Actu ñu kontaan léegi lan ngay xaar ci Bilan Actu. alors Bilan Actu lii début la. wax naa leen fii daaw ne dama bëgg ñu commencé lii. nekk télé vraie télé. incha allah nga xam ne da ngay dugg ci TNT bi fekk ko fa wala nga dem Canal Plus fekk ko fa di nga xam ne da ngay capté di. jàpp sa télé normalement mais nag il faut un commencement à tout. lii commencement la. bu ñu ci demee ba at dinañ xam yoon yi xam tuyau yi xam rouage yi. xam fan la ñuy jaar ba mën ko dugal TNT xam fan la ñuy jaar ba mën ko dugal Canal Plus. en tout cas fierté la. loolu la ñu bëgg. te lii ce n'est qu'un début comme ni ma ko waxee rek. yaakaar nañ ne daal fekk fin d'année bi fi ñu bëgg àgg dinañ fa àgg. yéen daal li ñu leen di ñaan rek mooy góorgóorlu leen. tey liggéey tey surtout. di wax dëgg. bañ a bokk ci journaliste yi nga xam ne lu ñu gis lu ñu xalaat sax wax. journaliste dafa am ay yu bare yoo xam ne da koo moomut. parce que yéen ñun ñëpp leen di ñëw di confier wu ci yéen di wax ak yéen. waaye bu fekkente ne nag yéen da ngeen a bëgg rek faire nu ñu ko waxee le jour fekk bëgg buzz comme on dit ba lu leen neex wax. loolu sol duñu ci bàyyi sol jaar duñu ci bàyyi voilà yooyu moom bu leen ci dugg. di leen wax li ngeen xam lu leen wóor lu leen leer. képp ku ngeen indi fii muy dénigrer nit sax. dagg leen lam leen indil. bu leen ko dugal ci YouTube bi. parce que du pour xaste. ñun ñëpp ñoo bokk suñu Mbirkilaan. du pour dénigrer ku mu mën a doon. kuy wax lu baax di rafet ci nit ñi. yaatal leen ko mu ñëw di wax. kuy ñëw nag pour tooge fa ku mu mën a doon. dagg leen signal ba mu bañ a wax. parce que c'est pas fait pour di dénigrer nit ñi. li ñu bëgg daal mooy jàmm. jubale dëkk bi. waa dëkk bi yëpp nekk benn. di xalaate ndoo benn. bu élection yi ñëwee ñu xeex. ku man sa morom duma mu jeexee ci suba suñu àndaat liggéey suñu liggéey. macha allah loolu rek lay yaan am na solo bu baax kilifa ga da daan wax naan njiit na mu mel rek noonu la ña ko jiite ña mu jiite di mel. kon Bilan Actu nañ ci am xel mu dal bu baax a baax ndax ka ko jiite yar lañ ko xamee ak teggin waaye tamit ak dal monsieur le maire da nga nekkoon di tàggatoo dama lay bàyyi nga continuer sa tàggatoo rek bu ko defee ma daal di tàggatoo. man kay tàggu naa ñëpp tàggu nga ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp surtout waa Mbirkilaan moom maa leen ni wax naa leen ba tey ne Mbirkilaan yorleetuñ ma dara parce que ku la falaat la kooku yaakaar naa ne bu ne yorel na la dara wax dëgg yàlla yoreloo dara. en tout cas dëkk bi bëgg nañ la. man maa leen yoreel lu ma leen defal daal yaakaar naa ne matut. lu ma def rek doyut. waaw kon nag nañ ànd te jëm ca kanam def nañ ma ni ñu ko waxeeti defoon nañ ma fi ab lieutenant. ren def nañ ma capitaine. bu déwénee bu ñu ma defee commandant 4 gallons. te xam naa ci président man naa ñëw ma colonel 5 gallons muy 5e mandat. bu boobaa nag moom terminé colonel moom bis bu ma càggee moom bëggatuma dara
monsieur le maire bëgg nga lu yow waaye bii di ñëw la élection yi di ñëw ci 2027 bi man damay samp sama ndënd jàkkaarloo ak man daal bi parce que askan yow waa yaa ma ngoog ñemeloo kon damay samp sama ndënd askan waa ngoog Ayca. moom daal gis naa ñoo xam ne sampoon nañ seen dënd lu nañ wax ko man ak ñooñu bokkuñu de man de waxuma kenn ak kon baax na en tout cas jërë ngeen jëf Jërëjëf. merci beaucoup merci beaucoup am na solo bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal yéen suñu mbokku internet Bilan Actu yi bu leen fàtte rek di aimer li nga xamante ne moom moo di suñuy ay vidéo waaye bu leen fàtte di bës cloche notification bi ndax ngeen mën di jot li nga xamante ne moom moo di vidéo yi tey commentaire nag ndax yaakaar naa ne bi fi jàlloon def ngeen ci ay commentaire laaj ki nga xamante ne moom moo di oustaz waaye bii di ñëw nag di ngeen laaj monsieur le maire li ngeen bëgg ko laaj ay ca fa laay jaaree rek daal di tàggatoo ak yéen mais mënumaa tàggatoo benn yoon te waxuma ki nga xamante ne moom moo jàll tey ci sañsa bi sama caméraman faaw nga jël li ma sañsa tey ndax tey Dubaay laa laal faaw ma jug taxaw nga zoom ma daal di may laal monsieur le maire man damaa sañse ay ca yaa ngi publicité de xam naa ne page bi moom moo jaar fii ci li nga xamante ne moom moo di blouson bi ndax ci jamonoy seddaay lañu nekk Versace nekk fii ci marché bu Mbirkilaan jàkkaarloo ak luuma bi di fi def lu baax waaye tamit di ko fi wax muy xale bu tuuti boo xam ne teel a xëy guddee wàcc la xam namul daraay caaxaan numéro téléphone am joxoon naa leen ko mais dama koy ban ko waat 77 ngay def 689 13 00 ma bamtuwaat ko 77 689 13 00 mu ngi nii bu ngeen bëggee ci ensemble yi daw leen gaaw ngeen fekk ji ko ndax jamono yi mu ngi en promo nekk fi di def lu baax te jigéen ñi dañoo bëgg lu baax waaye rawatina rek ak xale yu góor yi xam naa ne di ngeen ko dem seeti ji gaaw ma bamtuwaat sama deuxième sponsor bi nga xamante ne comme jaayul téléphone doo wuyu normal mu di Jaxate et frère nekk fii tamit ci Mbirkilaan jàkkaarloo pharmacie bi numéro téléphone am di 78 218 99 19 78 218 99 19 wala sax nga fekk fa ki nga xamante ne moom moo di rakkam Ablaye Jaxate 77 78 343 99 47 343 99 47 affaire yaa ngi nii tey fii laa génn ba mu naayis ma jaaree fa daal di tàggatoo ak yéen dig leen daje semaine prochaine incha allah fii ci Bilan Actu bu leen ko kenn wute ci plateau bi nga xamante ne yéen a ko préféreel seen bopp mu di ci laa bokk képp kuy ndaanaan rek dinañ la dalal nga wax ñu sa vie waaye wax ñu tamit lan moo la ñemeloo ba nga yegg si fii nii maa ngi leen di dig daje di jaajëfal yéen ñi toogoon di ñu seetaan bu baax a baax waaye di jaajëfal sama caméraman yu ñaawul yi ak sama technicien bu jong bu boo bii nii macha allah jekk rasta jërë ngeen jëf ba semaine prochaine incha allah fii ci Bilan Actu ak ci laa bokk